mooy télé bi bégal sama askan. Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan. Ladoum TV c'est Ladoum TV. Ding ci gis sa bopp jànge falun. Émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram. mbokk yi l'homme avec qui vous me voyez yaakaar naa ne xamee ngeen ko seqoon nañu jotaay ma xameloon leen da ngeen ko bàyyi xel élevage bi mu nee ci maa ngi nii donte doonul woon ndorteelam yàggoon na ci lool mais bi mu taxawee pour élevage xam ko bi mu taxawee pour def lu rëy ci élevage ne woon naa leen nañ ko bàyyi xel ndax investissement bu am solo bu am doole la ci defoon borom bergerie Al Khoureychi Cheikh Aïdara moom laa taxawal nii mu am cër bu rëy boo xamante ni dañ ko koo sédd fii ci nga xamante ni moom mooy Ladoumène Mbour 9e édition moom mooy le parrain ci li nga xamante ni moom mooy catégorie mâle adulte grand ñi ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay di leen delloo ziar yal nañu yàlla nangu yoolu ziar. barki Seydina Muhammad di leen dalal fii ci box Al Khoureychi di kontaan lool ci gisee bi ñu gisee. di ñoo gisee. c'est toujours un réel plaisir c'est toujours un honneur pour moi de répondre. à tes questions wax dëgg yàlla. ñu ngi santaat yàlla bu baax. bi ngeen ñëwee fekk ñu fii ci box yi. incha allah tontoog waxtu rek. amul benn problème maa ngi lay déglu. aywa mu nekk un frère boo xamante ne waxoon naa leen ko bi mu nee cëpp ci élevage wane ci boppam dëggantaan pare nag pour investir pare pour monde de l'élevage découvrir ko xam ko bu baax a baax gannaaw bi mu amee benn expérience bu yaatu ginnaaw bi mu yàggee ci élevage daan yar ca kër ga waxtaan bu yaatu la woon dem leen ngeen xoolaat ko bergerie Al Khoureychi moom la Cheikh Aïdara ñu waxtaanoon lu yàgg ne woon naa leen da ngeen ko bàyyi xel tey yàggagul ci biñ ko xamee ci turam yàggagul ci bi bergerie Al Khoureychi ne tëll ci élevage waaye tur bi dafa yegg fu nekk ba tax tey ñu jox ko cër bu rëy bii nga xamante ne moom lañ ko cërale grand parrainage bi noo ko dundee. waaw parrainage bi de xanaa kontaan lool. parce que wax dëgg yàlla sac la. waaw sac la comme ni nga ko waxee. tur bi yàgg ñu koo dégg ci élevage. waaw ndax édition bii passé daanaka jotuñu woon sax exposé. ñun suñu première exposition mu ngi foiru Thiès bi passé c'était notre première exposition. kon wax dëgg yàlla. yàgg ñu ñëw dégg ci càmm gi. kon bu ñu yàggul a dégg ci càmm gi Ladoumène di organiser 9e édition jox ñu titre bu mel ni parrain wu mâle adulte du yëfi caaxaan. dëgg yàlla sag la sag bu rëy la noonu lañ ko dundee. te rafetlu ko lool. santaat yàlla bu baax. sant waa Ladoumène yëpp. parce que seen xalaat bi mu demee ci ñun ba ñu wax ñu ko. ñu nangul leen ko. wax dëgg yàlla kontaan nañu lool daal vraiment. santaat nañu yàlla bu baax kontaan mënu la weesu kontaan. vraiment kontaan nañu trop vraiment. dëgg la cër la xam ngeen ni cër dafa neex képp ku la ko jox rek ndeysaan xeebu la comme ni ñu koy waxee mu nekk benn nit boo xamante ne mën nañ ne valeur bu yi nga xamante ne moom yàlla séddee na ko moo tax tey gars yi war ko mën a parrainer li nga xamante ni moom mooy catégorie mâle adulte ci seen 9e édition bi mais na grand. investissement yombul. waaw bi ñuy njëkk a toog jotaay dafa fekkoon juste bergerie Al Khoureychi def investissement bu rëy. ci bergerie. doog a def li nga xamante ne mooy inauguration. waaye nag woote woon gars yi ñëwoon ñu fekkoon fa investissement boo xamante ne ay tëng yu doy waar mais cheroon lool. mën nañ ne investissement ci li nga xamante ne moom mooy ay xar. souvent nga jëndee ko prix. bu cher c'est pas évident. c'est vrai léegi nan ngay dundee élevage bu boobaa ak léegi ba rëccu amu ci benn yoon. au contraire. au contraire dañu taxaw sax ne. lu ñu mën nañ ko dolli. ndax élevage dafa am benn credo boo xam ne dañu ne ñun dañ ci inscrire. mooy qualité. qualité effectivement. xëy na ñëpp bëgg qualité. gis nga xar mooy li nga xam ne képp koo xam ne miin na ko xam xar bëgg xar. bëgg na xar bu baax. yàlla nag mooy dogal. am na jaam yoo xam ne ñooñu gën a bëgg xar fuuf. gën ñoo xam xar fuuf. waaye xëy na yàlla wërsëgul leen lu ñu amee yenn xar yi. dëgg la waaye xamee nañ xar bu baax. dëgg la ndeysaan. léegi nag bu ñu yàlla dimbalee. ci mbaaxam. jox ñu xëy na wërsëgu am xar yu baax. on va pas s'en priver. xeetu sant yàlla la sax. dëgg la ndeysaan dëgg la waaw kon
comme dañu inscrire ci credo boobu. dafa am philosophie bi ñu demee woon. am benn catégorie wu femelle boo xam ne dañ ko bëggoon inscrire ci qualité boobu. defaat nañ yenn recrutement bi ñu gëj a gisee léegi. am na yenn recrutement yu ñu def. am na yu fa diaspora wàcce. vraiment am na daal benn cadre d'organisation boo xam ne planifié nañ ko sur 3 ans. xëy na daal fii ak 3 ans dinañu génne ay résultats yoo xam ne dina mucc pay ci kàttanu yàlla. ñaan nañ ko suñu borom daal. ndeysaan mu nekk lu am solo diaspora mi mu tudd. bi mu ko tuddee sama yaram dafa daw ndax maal la boo xamante ni tey gàtt fan lañ koy jooyal. monde de l'élevage dañ ko doon xaar lu bari wax naa leen production bu doy waar bu extraordinaire la def fi nga xamante ne moom mooy bergerie Al Khoureychi mais dafa daanu. daanu googu nag man ci ni ma ko xamee xam naa ne sant yàlla la ci moom. du lu koy métti du lu koy naqari. mais ñu ngi la ci masew nag quand même. parce que bëggoon nañu mu dundoon ba ci kanam. massa rek lañ ci mën a wax. waaw mais nag sant yàlla bu baax a baax a baax. suñu borom. ñun suñuy bakkenu bopp sax moomuñu ci daal. moomuñu ko dëgg la waaw te amuñu ci ndogal. suñuy ruu bopp moomuñu ko amuñu ci ndogal waxuma la ak nag xar bu ñu yàlla dégg. waaw kon dañuy dolli sant yàlla rek. bu ko yàlla yemalee fa mu ko yemale. dafa waroon a yem foofu moo tax. donc sant nañ yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne moo ñu dénk. te lu mu ñu dénk ñu jël. dénk nañu ay doomu diaspora yoo xam ne. am nañu yaakaar ne bés bu ñu amee 20 mois ci réew mi. waaw dinañ leen dégg dinañ yëngal élevage. waaw yaakaar naa ko lool. bi ñuy xale daan seetaan benn film boo xamante ni tey doomu gaynde waaye du gaynde la ñuy tuddee kii. waaw du gaynde doom génne doom joo xamante ni tey daf ñuy fàttali ñun ñëpp suñu ndaw. benn tur bu siiwoon. tur woo xamante ni ba léegi saa boo ko déggee sa xel du dem ci lu dul gaynde. dëgg la Simba. Simba moomu nag dinañ ci ñëw du ma ci dugg ak grand bi mais plutôt jaaji laa ci waxtaanal ndax. moom tey li ma gënoon a ñor ci sama waxtaan ak moom mooy parrainage bi. mooy tur bi nga xamante ne tey monde de l'élevage yëpp daf koo xam te waxoon naa leen ko. ni mu ci ñëwee moom moo tax. damay dugg nag ci exposition bi mu indi fii ci 9e édition bi ak seen maal bu extraordinaire recrue yi nag grand doy na waar yàlla na yàlla barkeel. amiin yaa Allah di la jégaluwaat ci temps bi ñu jël ñoo far di la remercier. aywa mbokk yi kon ñu dem ci présentation li nga xamante ne moom mooy sujet yi nga xamante ni ñoom la ñu waa bergerie Al Khoureychi indil ci exposition boo amee kàddu gu mujj. waaw xanaa di gërëm éleveurs u Sénégal yëpp. waaw c'est très important. beral nuyoo ak gërëm waa Ladoumec. à travers son président Ousmane Diop. di nit ku woyof. nit ku yàlla baaxal. mu xam li mu bëgg xam ni mu koy lijjantee. te vraiment ànd ak ay booy yu xarañ. yu fonk liggéey. te déggal ko. ma lim ci maam Cheikh Dieye. mi nga xam ne suma waay la. ak Latir Cissé. waa mention spéciale ak suma benn grand bu dëkk Mbour. boo xam ne je le connais depuis 35 ans. muy Badou Diène. Badou Diène ñëpp xam nañ ko moo yor Picasso. moo yor xar bu ñuy wax Zeynou. di ko def un grand clin d'œil. di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee ko tal ko ci foire bi. na yàlla ñi fi nekk ñëpp ñibbi si jàmm ak salaam. xar yi am jàmm. xar yi am wér. te yàlla wane la waat ñu ci jàmm ak salaam. amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh kontaan nañ jërëjëf. aywa mbokk yi kon ñu dem ci présentation sujet yi. Ladoum TV télé askan bi mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV. Jaaji maa ngi lay nuyu. waaw champion maa lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la delloo ziar bu wér a wér macha allah. aywa nga tii waaw bu ma neexee ma ni nga tiim su ma neexee ma ni nga téye champion bi nga xamante ne moom mooy Simba. Simba nag grand instant bi mi ngi yëngal élevage te demagul fenn kan mooy Simba. bon bu ma la bëggee wax kan mooy Simba loolu yomb na pour man voilà Simba doomu du gaynde la waa du gaynde ku ko xamoon ko ci Seydou Bapulo yaakaar naa kenn dootu ko présenté mu jóge fa yàlla dogal mu dem bergerie Ndaween ci suñu grand pam Ndaw yàlla def li gën waaw muy du gaynde kooku mooy papaam bu dee ci wàllu ndayam bon doomu Gelawaar moo ko jur maanaam doomu Gelawaar mooy yaayam te Gelawaar yaakaar naa ku ko tudd Aïcha tudd Algor waaw te Aïcha yaakaar naa ndaanaan yi nga xamante ni ñu ngi leen dégg ci élevage bi bari na loo xamante ni teg na ko fi macha allah kooku mooy Simba nekk doom ci du gaynde macha allah. Simba mi ngi nii nekk benn jeune mâle boo xamante ni mi ngi toll ci ñaata weer Jaaji. moom mu ngi toll ci 15 mois pour l'instant espoir la. macha allah mu ngi toll ci 15 mois.
macha allah. bi mu ñëwee bergerie ba yàgg na. waaw à la naissance lañ ko jëndoon depuis à la naissance. ok da ko Cheikh jëndoon. waaw voilà après bi mu feree ñu daal koy récupérer. ñu récupérer waaw mu nekkandoo ñun ensemble bergerie ba. ñu koy suivre ba yàlla dogal. tey jii mu ngi ci 15 mois nekk espoir. booba mais mu nekk maal bu doy waar. ok nekk maal bu ñu am yaakaar macha allah. bu ñu am yaakaar vraiment monde de l'élevage yëpp di ko xaar. ñëpp di ko xaar yàlla bu yàlla tas yaakaar benn yoon. amiin amiin léegi mu ñëw nag vraiment ci exposition bi ànd ak yéen femelle. waaw voilà damay ñëw ci première femelle bi nga xamante ni mooy femelle adulte bu bergerie Al Khoureychi mën naa jël ki nga xam ne mooy Ndeye Anna. bon Ndeye Anna moo ngi nekk doomu Bidéo bu Fàq. yaayam nekk doomu Biko. voilà parce que Binta Biko moo ko jur te Binta Biko boobu dañuy jël doomu gelawaar bu jigéen. daat koy teg ci Biko mu daal di jur femelle. femelle bu mu jur ak Biko moom la ñu jël jox ko Bidéo bu Fàq bu sëñ Moustapha Guèye. mu jur Ndeye Anna. voilà mu ngi nàmpal ñaari agneaux yoo xamante ni diaspora moo ko sayiroon. ñaari agneaux yi judd. voilà mu ngi noonu. kooku mooy Ndeye Anna macha allah ak yéen femelle. waaw mën nañu jàllaat ci ki nga xamante ni mooy Soleya. Soleya nekk doom ci Mozart. yaayam nekk Raycha. Raycha nag ku ko tudd yaakaar naa di nga tudd Malika di nga tudd Amdan. macha allah kooku mooy Soleya. buñ jàllaatee aussi ci ki nga xamante ni tey jii mooy Biba. Biba nekk Roi Salamo doomu Roi Salamo. yaayam nekk rakku madame Cissé. voilà kooku mooy Biba. nekk femelle boo xamante ni macha allah. xar bu doy waar la. macha allah te yaakaar na càmm gi yëpp xàmmee nañ ko. macha allah. mu nekk xar bu rafet moom tamit. xar bu rafet bu doy waar. bu am esthétique macha femelle allah ñoo nekk ci deuxième box bi. voilà mën nañu jàll ci deuxième box bi. ñu présenté la yeneen femelles yi nga xam ne ñoo fa nekk. santé animal dina saytu sama la nu muy dundee fii ci Ladoum TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar-jaar. voilà beneen box bi biñ ci duggee mën nañu commencé ci ki nga xamante ni mooy Latifa bon Latifa nekk ki nga xamante ni mooy doomu Cogay. waa ak Kaya mooy yaayam. Kaya ku ko tudd Selili. voilà parce que moom seex la woon yàlla dogal grand Selili jox ñu benn bi voilà moom mooy Latifa. mu ngi toll ci premier portem voilà parce que dafa njëkkoon a tëbu. daa di avorté. mais ci deuxième portem la nekk nii. voilà mu jur mbote bu doy waar. ak ki nga xamante ni mooy ndaanaan kulu fadilin bi nga xam ne mënuñu ko fàtte muy diaspora. kooku mooy Latifa doomu Cogay la. yaayam nekk Kaya nekk na vice champion Sal Adam 2020. bi ñuy njëkk a njaw bergerie ba ndeysaan mi ngi nekk tëng. nekk xale bu ndaw bu doy waar añel ndeysaan. ak kan. ak kan a fi nekkaat. bon mën nañu jàll ci ki nga xamante ni mooy doomu Roi Salamo bi. waaw voilà añel bii ngay gis añel bu weex bi doomu Roi Salamo la. ok bu Latir Cissé. yaayam nekk doomu Roi Bachir. Roi Bachir moom yaakaar naa ku ko tudd jaratu la présenté ci réew mi quoi. voilà. macha allah mën nañu jàll aussi ci beneen femelle bi nga xamante ni tamit. voilà moo nekk nii. moom doomu Nestor la. te Nestor ku ko tudd magistrat. ku tudd Nestor tudd bâtonnier. ku tudd Nestor tudd ki nga xamante ni mooy grand ran macha allah. yaayam nekk doomu Xelkom. voilà kooku tamit aussi mën nañ ne ci famille yi nga xamante ni moom la bergerie Al Khoureychi exposé. moom ci la bokk macha allah. macha allah voilà. aussi des na benn añel boo xamante ni añel bu doy waar la kooku munuñ ko ñàkk a présenté. voilà munuñu ko ñàkk a présenté. muy añel bu doy waar. añel bu doy waar la. waaw foofu de juumoo macha allah. voilà très belle añel bu doy waar la. càmm gi yëpp franchement. xàmmee ko. mu nekk doomu ki nga xamante ni mooy. mu nekk doomu ki nga xamante ni mooy Zeynou. Zeynou Habidine. bi nga xamante ni mooy bu bergerie Siraxatu. Zeynou ku ko tudd Jazaka daanaan bi téléréer macha allah. mooy baayam mais boo nee kan moo ko jur kan mooy yaayam. dañ naan la Aïssa Picasso. Aïssa Picasso yaakaar naa. képp kuy suivre càmm te càmm ñor la. da nga xam ni élevage di doxee xam nga kan mooy Aïssa Picasso. parce que Aïssa Picasso doomu Picasso la. mais attention ci ndey ja. waaw ku dem bergerie Siraxatu aussi di nga fekk. kooku mooy ndeyam. doomu Zeynou la yaayam nekk doomu Aïssa Picasso macha allah.
voilà sujet yooyu ñoo fi nekkoon ci bergerie bi nga xamante ni mooy bergerie Al Khoureychi nekk bergerie boo xamante ni franchement bergerie bu doy waar la waaw suñu grand Cheikh Aïdara ku nekk xam na ko ci càmm gi mu dugg ci càmm gi nag yàggul dara mais wax dëgg yàlla suturaal ko ba turam dem foo xamante ni mel na ni ku ci def 50 ans xam nga lu ko waral la ma leen waxoon dafa ñëw dugg ci élevage jël xar yi nga xamante ni seen i maam ak seen i baay dong nga fi nekk ay champion ñoo fi nekk ay kon champion ñooñu mënuñoo nekk lu dul ay champion ak champion loolu dong nga waral tour bu gaaw a jóg bi qualité donc moom moo nekk ci fi nga xamante ne moom mooy bergerie Al Khoureychi loolu dong nga qualité maanaam li ma ci bëgg a dolli mooy que ni souvent boo dee dégg ci ay message am di nga dégg yaakaar naa am na vidéo boo xam ne def na ko mu wër adduna bi yëpp muy jubal waaw képp ku ko def rek yàlla mën na la dimbali dëgg la te aussi doon na koo xamante ni képp ku muy conseil tamit ci loolu la lay conseil dëgg la ci jub ak jubal dëgg la ak fonk sa diine mu nekk lu am solo muy grand boo xam ne grand bu baax la ndeysaan ñu koy ñaanal yàlla jàmmam yàgg élevage aussi amel na ko njukkal dëgg la ndeysaan malgré que defagul lu bëri ci élevage mais mel na ni def na ci 50 ans dëgg la genre yu mel nii élevage daf leen a amel njukkal dëgg la tey jii waa Mbour bu ñu jëlee parrain bi daat koy parrainer foire Mbour bi jox ko ci benn parrainage boo xamante ni lu élevage yëpp di rafetlu la catégorie mâle adulte catégorie et que ma mâle gën ni adulte. nag ce n'est que le début du commencement Très bien. njukkal googu nga wax gars yi commencé nañ ko Voilà. njukkal gi weesuwul ñu jël lu mel ni parrain wu catégorie adulte mâle adulte buñ ko parrainé xaaral leneen a ngi ñëw ci kanam ndax vraiment macha allah loolu la lebal élevage Sénégal non lu rafet la lebal élevage xanaa kay ñun moom liñ ci mën a dolli waaw ak di ko tëjee waaw di ko ñaanal jàmmam yàgg aywa waaw amiin. élevage bi tamit xam nga ñu ñaan suñu borom yàlla barkeelal ñu ko ba nga xamante ni franchement fépp fu ñu ko bëgg a yóbbu rek ak fépp fu ñu ko bëgg a yóbbu moom yàlla yeggal ko amiin yaa rabbal alamin boo bëggee ñëw bergerie Al Khoureychi nan ngay def ak ba numéro de téléphone nga mën a woote bon bergerie Al Khoureychi mu ngi nekk quartier ab gox voilà Mbaaw quartier ab gox la nekk yaakaar naa boo fa ñëwee rek foo laajtee bergerie Al Khoureychi nekkatul bergerie buy réer ci dëkk bi quartier ab gox boo fa ñëwee boo laajee bergerie Al Khoureychi ca Mbaaw dinañ la wax ca Mbaaw dinañ la ne la fii la nekk numéro téléphone arrêt Gris Bordeaux numéro téléphone bi voilà moo nekk ci suñu affiche yi 33 la 836 95 93 bu dee numéro téléphone bergerie bi aussi portable bi da ngay jël 77 def 732 69 69 numéro yooyu boo ci wootee dinañ la jël si wala ñu tegtal la ba nga xamante ni di nga mën a yegsi ci bergerie Al Khoureychi macha allah aywa jaaji Ladoum TV mi ngi jaajëfal waa bergerie Al Khoureychi merci beaucoup Ladoum TV aussi yéen tamit ñu leen di féliciter parce que yéen a ngi liggéey bu rafet ci élevage macha allah Jërëjëf. di leen wax yokk ak ndam rek amiin ñu bokk ñun ñëpp Jaajëf. merci beaucoup jaaji Merci beaucoup. jërëjëf ok ñu santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala xew-xew bi am fii tey yàlla bu mu doon mujjub xew-xew te bi ci tegu yàlla na dàq bu ren bi te yàlla na fekk ñi fi nekk ñëpp mën fee nekkaat yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñu ànd ak wér ak wérle ba édition bi di ñëw fekk fi ñëpp di kontaan lool ci waa Mbour ndax lii ñu defal sargal la wax dëgg yàlla dañ ñu defal lu rëy parce que comme ni ngeen ko waxee sànq yow tu as bien fait de rectifier xëy na Cheikh Aïdara yàgguñu koo dégg ci càmm gi mais comme ni la ko Chérif waxee tamit mun naa la wax événement bi tax ma bëgg xar ba toll fii ci xar te éleveurs yu mag yi dinañ xam ban date la woon bi ma fekkee place de l'Obélisque ma fekk fa booy séeréer mu am 7 mois ñu takk ko place de l'Obélisque ci loolu laa jógee ne man dinaa doon éleveur xam nga 2003 waaw 2003 ak ren ça fait 19 ans donc boobu jour boobu bi ma gisee booy séeréer laa gëm ne man dinaa doon éleveur ma topp ko fu ne nag fu ne laa dugg di topp booy séeréer parce que xar boobu daf ma neexoon lool kon ñu dolli sant yàlla mi nga xam ne xëy na tey def nañu ay jéego wala boog ràññee nañ ñu ba war ñu mën a def parrain ñu sante ko yàlla parce que yàlla rek a man ñun duñ ci dara du ngóora du njàmbaar yàlla la soob rek kon ñu sant yàlla kon daal dellu sargal waa Ladoum yëpp président Ousmane Diop ñu ngi lay gërëm ndax wax dëgg yàlla sa taxawaay
dafa rafet sa kàddu dafa leer waxuloo pour jay nit da ngay wax dëgg te yàlla tax te loolu dafa am solo maam Cheikh mi ngay sargal boobu ba tey nag dafa di sañu xarit di sama petit frère ma sopp ko lool ma koy sant bu baax keneen ki nga xam ne mënu ma ko bañ a tudd nag ngeen baal ma ñi ci des ñëw nekk waa Mbour mooy Latir Cissé di suma frère di suma xarit sans oublier suñu grand frère bi nga xam ne ça fait plus de 30 ans que je le connais muy grand Badou Diène kon ñu dolli sant yàlla rek encore une fois te xam ne ñun mënuñu yoruñu dara suñu borom la soob mu teg ñu fi mu ñu teg xëy na jox ñu benn moyen ñu def ci li ci war rek lépp bëgg xar waral ko kon yàlla na yàlla yóbbu ci échéance yi di ñëw ci jàmm ak salaam mu fekk ñëpp ànd ak jàmm ñëpp am wér-gu-yaram ñu dolli def ñaan rek ñaan subhaanahu wa taala bépp doomu aadama boo xam ne mu ngi fii bépp soxla bu mu am ci barke Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla faj bépp jàngoro bu mu am wala mu benn mbokkam am ko yàlla na ko yàlla shifaawu ci barke Seydina Muhammad ñu bañ a fàtte it suñu way dawlu yi ñu jiitu yàlla na yàlla yégal leen ci barsaxu Seydina Muhammad Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan